asalaamaaleykum mbokk yi safo di seetaan ITV ci seen émission bu mag bi di ànd xeex coronavirus tey dañu koy doore ak xayma bés bi dinañ ci ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé mu ñëwal ñu ci xayma bésub tey bi buñ ci jógee dinañu dem ba Mbàkke Bawol fekk fa monsieur le maire Abdou Mbacke Ndaw moom itamit mu waxtaan ak ñun ci situation bi nga xam ni moom moo am foofee ca Mbàkke Bawol situation wu tey bi ak xayma tey bi xam ngeen ni am nañu juróom-ñeent fukki cas ak ñaar ci juróom-ñeent fukki cas ak ñaar yi am na ci fukk ak juróom-ñett yu ñu tuddee cas communautaire am na ci juróom-ñaar fukk ak ñeent yu nga xam ne ay cas contact lañu waaye nag ba léegi limu ñi gaañu yokk na niki tey ndax am nañu juróom fukk ak juróom-benn yu ñàkk seen bakkan ci mbas mi di coronavirus ci wàllu wér gi tamit ñi ngi ciy def jéego yu am solo ndax li wér toll na ci téeméer ak lu topp dañ ci ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé. ci junni ak juróomi test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk ak ñeent di ay cas contact fukk ak juróom-ñett di ay cas yu jóge ci transmission communautaire ñu gis leen ci bërëb yi ñaar ci Géejawaay ñett ci Rufisque benn ci Mbao benn ci Diamaguène benn ci Liberté 6 benn ci Bambilor benn ci Kounoune benn ci Yaraax benn ci Malika benn ci Diamniadio benn ci Kébémer ak ñeent ci Touba. téeméer ak juróom benn malade yu ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey. gis ngeen situation bi donc ni nga xam ni noonu la demee ci ñi nga xam ni wér nañu ba ñibbi seen kër macha allah am nañ ci téeméer ak juróom-benn mais li wér te wóor moo di ni cas communautaire yi ba léegi bari na ndax am nañ ci fukk ak juróom-ñett yu nga xam ni dañu wasaaroo te li ci ëpp ci biir Dakar la ak Touba dañuy également. constaté benn mbir moo di ni ci wàllu wér-gu-yaram gi ak traitement bi nga xam ni moom la suñu docteur yi di jox maladie ñu ngi ciy gis tan bu am solo ndax bu ñu xoolee courbe bi ak évolution feebar bi boobaak léegi fii ak maanaam ñeenti fan yi buñ ko ci nattee le 8 am nañu 111 guéris le 9 ñu am 110 guéris bërki démb am nañu 76 guéris démb ñu am 109 guéris tey ñu am 106 guéris donc loolu dafay wane rek ni ci wàllu traitement bi macha allah traitement bi efficace na mais li nga xam ne aussi moom moo ñuy xaw a indil tuuti njàqare mooy ñi nekk Sowétas bu ñu leen calculer mat nañu ñaar fukk ak ñett te lu ci bari foofu moom mooy indi décès yi ñuy gis yëpp mooy ñi nga xam ni dañu dem Sowétas te amee yenn doomu jàngoro yi wala boog ñu nekk mag yuy traîner ak yenn feebar yi donc kon lii dem Sowétas moom nañu ñaan mu néew lii wér bari parce que Sowétas moom fa la yëf yi compliqué te itamit loolu lu mu gën a bari ñuy gën a am jafe-jafe ndax li nga xam ni moom mooy matériel bi war a secourir nit ñi nekk ca Sowétas muy maanaam noyyikaay bi ñu leen di jox machine bi ñuy noyyee ak traitement ba nga xam ne moom moo ci war dafa nekk lu nga xam ni lu délicat la te itamit du nombre de lits yi nga xam ni moom la ñu war a toppatoowee ñooñu nekk Sowétas du dafa bari jëm à l'infini donc kon nañu gën a farlu ci fagaru bi gën a farlu ci aar mag ñi nga xam ne aussi dañu am yenn doomu jàngoro wala boog yenn jàngoro yi di ko traîner waale ñooñu yi tamit nañu gën a moytu ñooñu ñoo war a gën a moytu mooy bu fekkee ni da nga am insuffisance rénale bu fekkee ni da nga am maladie bu nga xam ni dafa joteeg sa xol dara muy mbiru cardiaque
wala nga am maladie respiratoire yooyu yëpp dafa nekk ay feebar yu nga xam ne bu la jalee daf lay indil problème bu dee da nga am également anémie bariwuloo deret loolu yi tamit feebar bi baaxul ci yow bu fekkee ni tamit da nga nekk ku nga xam ne da ngay def dialyse ak yu mel noonu feebar bi baaxul ci yow kon feebar bi maanaam baaxul ci ku feebar ndax bu la fekkee nga feebar da lay gën a néewal doole te bu la néewalee doole da lay faagaagal kon nañu gën a moytu ci loolu wopp ji nag ba léegi mi ngi wéy di law ci àdduna bi déjà bu ñu xoolee fii ci Afrique tey ji ñi ngi ci 713 nouveaux cas au niveau de l'Afrique am nañu 3469 yu nga xam ni wér nañu waaye am nañu 146 yu ñàkk seen bakkan mais bu ñu demee ba États-Unis d'Amérique foofu aussi feebar bi mi ngi fay jël dimension bu nga xam ni macha allah ëpp na dayo ndax 22 677 nouveaux cas la ñu am ca États-Unis boo xoolee au total États-Unis ba fa mbas bi duggee ak léegi am nañu ñoom lu ëpp 20 millions ci ay cas donc loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu ñi fa ñàkk seen bakkan 113 820 personnes ñàkk nañu seen bakkan aux États-Unis d'Amérique bu ñu demee Brésil aussi jamono yi feebar bi mi ngi commencé di fa law di fa jël ay proportions yu xaw a doy waar ndax 30 412 nouveaux cas am nañ ko tey ca Brésil bu ñu xoolee aussi totalu cas yi egg na ci 8 millions 28 000 personnes yu amee doomu jàngoro bi nombre de décès bi toll na ci 40 912 xam nga ni fu ñuy daggee tànk kenn du fa jooy góom kon bu ñuy xool li xew Brésil xool li xew États-Unis xool li xew ci yeneen réew yu bari xëy na Sénégal war nañu sant yàlla te gën a moytandiku parce que am na lu nga xam ne moom ñaanuñu yàlla egg fa te incha allah duñu fa egg bu ñu demee Royaume-Uni aussi bokk na ci dëkk yi nga xam ne wala réew yi nga xam ne aussi mbas mi sonal na leen ndax ñoom am nañu 1272 nouveaux cas ci bésu tey bi ñi ngi toll ci 41 364 décès ñu ci ñàkk seen bakkan au Royaume-Uni en Espagne ñoom plus ou moins épidémie bi ñu ngi koy commencer maîtriser ndànk-ndànk ñoom itamit ñi ngi góorgóorlu bu baax ndaxte tey 427 nouveaux cas la ñu am en Espagne am 27 136 décès bi mbas mi ñëwee foofu ak léegi en France aussi mel na ni malgré déconfinement bi ak yooyu maîtriser nañu bu baax épidémie bi wala pandémie bi ndaxte tey ñoom ñi ngi toll ci 425 nouveaux cas ci bésu tey bi ñi ngi am 29 349 décès bi mbas mi commencé ak léegi kon nag France aussi macha allah ñoom it ñi ngi def jéego yu am solo bu ñu demee par exemple ba Italie ñi ngi am 379 nouveaux cas ci bésu tey bi mais ñoom li fa faatu ba mbas mi commencé ak léegi mi ngi egg ci 34 167 décès kon bu ñu xoolee Sénégal xëy na nombre de décès yi ñu am xooli tamit épidémie bi ni nga xam ni noonu la fi évoluer mën nañu wax ni Sénégal def nañu jéego yu am solo mais daal li wér te wóor moo di ni war nañu gën a góorgóorlu war nañu gën a sàmmonte ak geste barrière yi ndaxte tey jàngoro ji ku ne xam na li la ci muccal bu ko ñëpp xamee ñëpp jëfe ko jàngoro ji di la deedu ginnaaw ndax bu ñu nee jàngoro bi lu muy bañ mooy contact direct ak ku ko am ki nga xam ne dafa yore doomu jàngoro bi dànd ko mais bu ko daw ndax ku feebar boo ko dawee ba mu yëg ko mën naa yokk la koy metti ni ko woykat bi waxee woon dànd ko ci distance bi nga xam ni moom la ñu wax muy 2 mètres gën ngaa néew waaye tamit nga takk sa masque te tamit ngay sàlloo di raxasoo ndox ak saabu wax dëgg yàlla ku ne am na ko boo ko amul am na gel hydroalcoolique gel bi aussi di ko utiliser booy bouger ak booy dugg sa kër ak booy génn daf ci am solo boo génnee ba duggaat aussi sa oto nga utiliser waat sa gel loolu yëpp ci mesure de protection yi moom la bokk distanciation sociale maanaam bañ a moytu di jegante ba mu ëpp wala boog moytu di jegante ba mu ëpp daje yi aussi ñu commencé di ko gën di moytu parce que boo xoolee tey jii bu xew amee ci koñ yi da ngay yaakaar ni coronavirus bi dafa jeex parce que nit ñi dañuy continuer di dajaloo moo xam ci xewu bànneex la moo xam ci leneen la nga dem ci plage yi gis nit ñi tey jii xoolal li nekk ci plage yi tàngoor bi ñëw na
ñu ci bari dañuy am tendance ni dañuy dem géej pour féexlu ji pour dem sangu ji mais lii xeetu dajaloo la te dajaloo ba léegi bokkul ci li nga xam ne maanaam ay mesures la yu ñu yëkkati lii aussi dañ ci interpeller l'État du Sénégal les services de sécurité parce que seetaan lu mel nii muy law mooy rek gën a lawal mbas mi parce que aussi lu ñu déconfiné lu ñu bàyyi nit ñi ñu delluwaat ci seeni activité ça ne veut pas dire que dañuy dem di dajaloowaat ndax bu ñuy dajaloowaat kenn xamul ku ko am ak ku ko amul distanciation sociale moom ci li ñu gis ni mënu ci am donc di dem plage nekk fa nombre yu nga xam ni kenn xamul nu mu toll ku nekk naan damay sangu mais loolu aussi wax dëgg yàlla ci insouciance la bokk par rapport ak maladie bi kon nañu gën a góorgóorlu nañu gën a farlu nañu gën a fàggandiku parce que topp sa bànneexu bakkan ba am ci loraange ci wàllu feebar loolu aussi bokkul ci li nga xam ne ci nite la bokk parce que nit ki da nga war a nite mooy lan mooy moytu lépp lu nga xam ni mun na la indil doomu jàngoro bi foo dem gis nit ña bëri fa nga ni xaaral ma jël samay matuwaay xaaral ma jël suma ay distance parce que la responsabilité elle est d'abord individuelle mooy ku nekk ci ñun ci sa wàllu bopp yow yaa war a jël sa ay responsabilité bopp xam li la war sa diggante ak sa nawle xam li la war sa diggante ak say dëkkandoo xam li la war sa diggante ak sa waa kër parce que dara gënul metti ñu ne diw moom moo indi jàngoro ji ci dëkk bi wala diw moo ko wàll waa këram moo ko wàll baayam wala moo ko wàll ndeyam wala moo ko wàll rek waa koñ ba loolu je pense que mbir la mu nga xam ni ñun ñëpp dañu ko war a moytu dañu ko war a daw dañu war a def suñu kéem kàttan ba daw jàngoro ji nu ñu ko mun a dawe je pense que loolu tey message la bu nga xam ne dama ni woon naa leen ko baaxee ñu gën di wéy di sensibiliser parce que émission bi bu ngeen gisee kilifay kër gi maintenir ko continuer ñu koy def donte réduire nañu temps bi dañu xam ne tey suñu devoir mooy informer mooy alerter suñu devoir moom mooy également sensibiliser suñu devoir mooy conscientiser nit ñi ci li nga xam ne moom moo di jàngoro ji donc tey suñu devoir d'information de conscientisation d'élucidation des masses loolu dañuy wéy di ko def pour que nit ñi gën a bàyyi xel ci jàngoro ji balaa ñuy dem Mbàkke Bawol dañuy daal di ñëw ci dund couvre-feu bu ko defee ñu nokki tuuti daal di bàyyi naar ak invité am ñu daal di rek def réglage technique yi soog a ànd ak monsieur le maire Abdou Mbacké Ndao asalaamaaleykum waa Sénégal je m'appelle Abdoulaye Ndiaye maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam je fais cette vidéo pour vous parler un peu comment on vit le couvre-feu wax ci aussi suñu point de vue ni ñu ko gisee voilà concernant le couvre-feu suite mu nekk ci décision boo xamante ne ci gouvernement bi la jógee te li ko waral mooy crise bi nga xamante ni moo frappé àdduna sax laay wax nga parce que kenn rëccu ci fi mu toll nii plus particulièrement au Sénégal ñuy wax suñu xalaat ak suñu gis-gis nan lañ gisee li nga xamante ni moo di couvre-feu bi maanaam à partir de 20h à 6h du matin ku nekk toog ci biir këram voilà parce que soo xoolee d'une part baax na parce que dina permettre aussi sécurité bi déjà nit yi gën a am sécurité parce que contrôle yi ñu ngi ci biir koñ yi y a la police et tout ñu ngi contrôler mais soo xalaatee d'une autre part aussi di nga ne voilà dina impacter ay nit aussi ci seeni activités après le boulot tu rentres chez toi pour ressortir juste le lendemain par exemple si je prends mon cas su ma wàccee damay toog sama kër su ma xëyee demaat liggéey ji su ma wàccaatee c'est la même chose c'est la routine en fait on peut dire mais tey jii soo arrêté say activités le soir pour nga reprendre ko dans la journée c'est pas que le virus bi dafay arrêter la journée pour muy fonctionner pour muy circuler le soir du coup je trouve que ne côté boobu noonu mën nañ ko reprendre à tuuti xoolaat ci gënaat ci réfléchir gënaat ut ay mesures yu ñu ci mën a ut vraiment mais concernant couvre-feu bi plutôt je trouve que ne voilà c'est pas une bonne idée parce que virus bi c'est pas que le soir lay circuler arrêter le lendemain c'est voilà c'est mooy loolu kenn mënu ko maîtriser comme je l'ai dit. ñu ngi suñu biir kër yi tëju sangu la ñuy def togg lekk tëddaat tëju
surtout ñun waa Italie suñu balcon yi lañuy taxaw amuñu jëmukaay amuñu fu ñu dem mënuñu génn mënuñu dem fenn tee na nit ci def seen li ñu bëgg a def yépp seen programme yi li ñuy ñaan daal mu gaaw fi jógee ci jàmm ak salaam daal parce que lii moom xam nga toog si kër moom mooy loolu jëmul kër. mais ñun moom dunduñu ko dund bu neex moom franchement ñun suñu biir kër yi tëdd moom mooy loolu metti na trop daal na fi gaaw jóge si jàmm nit ñi nekk si seen jàmm caaw. waaye ñun dañ naa alhamdulilah rabbil alamin métti na mais dañ koy sant ndax may na lu temps bu ñuy jaamoo yàlla parce que doomu aadama si kaw suuf du objet boo xamante ne foofu moo ko tax a jóg bon bu ñu demee ba yàlla indi lii yàlla la du gouvernement yi yàlla mu indi feebar bi indi na toog leen seen njaboot waxuñu ñu toog rek temps bi di seetaan télé di def naka sa dul noonu ak di connecté wu yooyu dana na ngeen jaamu yàlla nag si lañu ko mën a def baalu ko àq si mu jéggal nu feebar bi dem te nu koy defee nag si sanu njaboot suñu biir kër di jullindoog sanuy njaboot confinement bi fii communauté ruralu Bambilor laa dëkk commune Bambilor laa dëkk bu ñu naa Déni Biram Ndaw ñun daal ni ñu koy defee mooy daanaka rek changé wul sañu habitude sañ njaboot la ñuy toogal bu ngoonee naan ataaya jaamu yàlla waxtaan ba tëddi jot ñu tëdd ndax kër yi ñu yor macha allah bu ñu tëjee bunta kër bi pour bañ a dajeeg boor sunu biir kër yi mën nañ see def lu nu neex mooy jaamu waxtaan ak njaboot bi teg leen si salaatam bu saxee di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi feebar yàlla na yàlla yëkkati leen ñi feebarul yàlla bu ñu feebar te nag ndekete ñaan catholique beeg juif beeg ñëpp lañu war a ñaanal ndax mbir mi Chine la amee nu yaakaaroon ne du ëgsi mu ñëw ba fii bon nag yàlla ñu ñaan jàmm lu dul jàmm day jàmmaale gën yàlla nu yàlla defal jàmm ak xéewal ak mucc ak biir ak mucc ak biti salaamaaleykum wa rahmatullahi taala. jëf gis ngeen ko noonu ñi nga xam ni rek ñoom ñu ngi joxe seen xalaat ci ni ñuy dundee ak wopp ji di coronavirus ni ñu ko waxee rek ci situation tey bi am nañu 92 nouveaux cas muy juróom-ñeent fukki cas ak ñeent am nañu fukki cas ak juróom-ñett yu nga xam ne moom la ñu tuddee cas communautaire am na yu tamit 74 cas contact mooy juróom-ñaar fukk ak ñeent yu nga xam ne ay cas contact la ñu tey ñi nga xam ni wér nañu ci doomu jàngoro bi toll nañ ci téeméer ak juróom benn waaye nag am nañu juróom fukk ak juróom benn yu ñàkk seen bakkan bu ñu xoolee nag bi doomu jàngoro bi dooree ak léegi am nañu 3100 yu nga xam ni wér nañu tey ñii wér ñoom ñoo ëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk sous traitement ndax ñi nekk sous traitement ñi ngi toll ci 16000 wala 1694 sous traitement 1674 yu nekk sous traitement par contre 3100 wér nañu kon dem nañu sax ba ñi nga xam ne ñoo wér doublé nañu ñu nekk sous traitement dañuy dem ba Mbacké jokkoo ci buum gi ak kii di monsieur Abdou Mbacké Ndaw maire de Mbacké Bawol monsieur le maire ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci ITV ñuy jégalu ci retard bi ndax ay jafe-jafe tuuti la ñu am mais ñu def mbir mi rek au téléphone ñi ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax El Hadj Malick di nuyu bokki ITV yëpp di nuyu bokki Sénégal yëpp di leen masawu coono di leen baalu ak di leen baal ak. alors monsieur le maire mbas mi bi mu duggee Sénégal ak léegi le 2 mars la booba ak léegi monsieur le président de la République bëri na dogal yu mu jël ba nga xam ni yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci gox-goxaan yi ngeen nekk yi tamit au niveau local def seen plan de riposte bëri na loo def ci Mbacké Bawol ndax mënu nga ñu ko résumer ci maanaam 5 minutes lépp li nga xam ni def nga ko au niveau de Mbacké bi mbir mi teroo ak léegi. waaw jërëjëf El Hadj Malick bi nga xamante ni mbir mi dugg na 2 mars Sénégal ba léegi le président de la République Macky Sall dafa teg benn plan de riposte national léegi ci biir plan de riposte national boobu ñun le préfet woote benn rencontre pour information et orientation ci plan de riposte départemental bi loolu yi ñun biñ ci jógee ñun ci commune bi ñu daje taxawal suñu plan de riposte communal ci loolu li ñu njëkk a def mooy ñu privilégier communication ak action ci saa si ñu décidé génn 15 millions de francs CFA jënd ci ceeb ak diw ak savon jox ko sëriñ daara yi pour que sëriñ daara yi mën a téye dongo daara yi
ñu bañ a yalwaani. beneen état bi ci topp ñu jënd ay lave-mains jënd ay détergents jënd ay masques chirurgicaux eau de javel yeneen masques gel hydroalcoolique jënd ay boole ci benn enveloppe bu 1 million de francs CFA teg ko ci loxo président comité départemental de lutte contre le Covid-19 muy le préfet de Mbacké mu teg comité boo xamante ni ñoom ñoo ko jël pour yóbbu ko ci bërëb yi nga xamante ni soxla woon nañ ko. beneen bi ci des 1 million boobu ñu ci teg en espèce pour que comité bi mën a am moyen yoo xamante ni dinañ mën a démarrer seen ay activités ndax bu président joxe ndigal rek avant moyen di wàcc au niveau central collectivités yi ñoom ñoo war a réagir pour jëmmal loolu nga xamante ni moom lañ njiitu réew mi wax ci loolu ñu aussi ci loolu mooy étape bu njëkk bi nga xamante moom lañ teg deuxième étape bi ñu gis ne couvre-feu état d'urgence bi mu amee couvre-feu bi mi ngi commencé 20 heures ba 21 heures ci loolu ñu bàyyi xel ne ñi nga xam dañuy feebar guddi gi ñi nga xamante dañoo war a am gone ak ñi am jafe-jafe ci Touba Mbacké dañuy bari ma jël une ambulance médicalisée jox ko waa Croix-Rouge pour ñu am benn numéro vert installé wu fii au niveau de la sous-préfecture de Ndam pour que bépp personne boo xamante ni mi ngi matu wala mu feebar wala mu am jafe-jafe ci guddi gi automatiquement ñu mën koo jël yóbbu ko hôpital tamit ci la ñu liggéey boobu ba léegi li ñu évacué ci ay personnes presque jege na 500 personnes. deuxième état bu liggéey bi mooy bi nga xamante ni tamit président de la république jël na décision pour ñu ubbiwaat mosquée ak lieu de culture 14 mosquées ñooy julli àjjuma ci Mbacké ci la ñu jël 2800 masques pour jox ko 14 mosquées yi nga xamante ni ñoo nekk ci Mbacké pour que ñu mën a respecter distanciation yi nga xamante ni moom la kër docteur digle mais aussi ñu takk ay masques te ci boo xoolee mosquées yooyu ci comité départemental bi lañ leen joxoon ci équipement chaque mosquée yóbbul nañ leen ay gel yóbbul leen ay paani raxasu yóbbul leen eau de javel yóbbul leen li nga xamante soxla nañ ko pour mën a protéger seen bopp bi nga xamante ni église bi tamit jox nañ leen ay masques ak li nga xamante ni mooy li comité départemental bi doon jox yeneen liggéey yëpp. quatrième étape ci xeex bi ñu def mooy nettoiement ak désinfection des marchés mooy marché yi nga xamante ni mi ngi ci Mbacké muy ñeenti marché bi ci njëkk mooy marché central bi biñ ko nettoyé désinfecté ko jox nañu leen 1100 masques pour protéger jaaykat yi ak yenn commerçants yi nga xam ak yenn jëndkat yi nga xam ne romb leen te amuñ ay masques beneen bi ci des muy marché annexe ndax xam nga ne marché central Mbacké dañ koy defaraat donc ñi ci digg bi yëpp ñi nga xam dañuy jaay légumes ak ñi nga xam dañuy jaay jën ak yàpp ñooñu dañ leen a génne pour yóbbu créer benn annexe ndax dañuy réhabiliter totalement le marché central moo tax annexe ba yóbbu nañ fa 1600 masques pour accompagner leen pour protéger leen te it joxoon nañ leen ay matériel yi nga xamante moom la ñuy raxasoo ak moom la ñuy jëfandikoo lu demee nekk ay gel hydroalcoolique ak ay détergent ak ay panne ñu beneen troisième marché bi muy marché Mamrama yóbbu nañ fa aussi 1000 masques pour accompagner ñi nga xamante ni ñooy jaaykat yi ak jëndkat yi ñu fi fekk marché Santhiane yi jox nañu leen 1400 masques 1400 masques yooyu fekkoon na aussi li nga xam ne mooy ay gel hydroalcoolique ak détergent ak raxasukaay yi depuis comité départemental bi yóbbu woon na ko fa ci ndigalu préfet pour ñu mën leen a jàppale ci taxawaay bi. cinquième étape bi nga xamante ni def nañ ko mooy jël nañu ay masques lu toll ak 3000 masques jël ay jeunes ak ay xale yu jigéen ñu wàcc ci artères les grandes artères dem ci ñi nga xamante ni ñooy les artisans pour jox leen masques yi pour jàppale leen pour ñoom it ñu mën a am une protection parce que ni nga xamante ni noonu la ministre de l'Intérieur waxee ne masques yi moom tolérance zéro la te prévention rek lañ mën a jiital pour mën a vraiment atteindre nos objectifs mooy combattre doomu jàngoro bi kon ñu privilégier aussi masque bi ak raxas bi. sur sixième étape
mooy désinfection écoles yi ak nettoiement écoles yi parce que président de la république dafa joxe ndigal ne dañoo war a ubbi écoles yi le 6 juin foofu it bi ndigal li jógee ñun à notre niveau li ñu war mooy jëmmal li nga xamante ni njiitu réew mi wax na ko ci loolu ci la ñu daje ak le préfet ñu waxtaan ak IEF ak ñi seq njàng mi ñu wax ne soxla nañ 15,555 masques pour école yi nga xamante ni dañoo nekk ci Mbacké mu ay école primaire mu ay lycée ak collège pour mën a ubbi yëf yi mën a normal ci loolu ñun ci la ñuy jël 15,550 masques jox ko IEF boole ci 40 thermoflash boole ci 50 lave-mains grand modèle ak 500 bouteilles détergent concentré pour mën a accompagner IEF vraiment pour mën a am toutes les dispositions nécessaires pour ñu mën a ubbi li nga xamante ni mooy école yi fii ci Mbacké te umpalewu leen na 80% élèves yi jàngee Mbacké dëkkuñu Mbacké Touba lañ dëkk ak yeneen communes yi wër Mbacké mais nous en tant que maire nous prenons notre responsabilité pour protéger xale yi fi jàng si ngir duñu wàll kenn wante it kenn leen wàll suñu 8e étape ci xeex bi mooy bi chef de l'État joxe ndigal ne nañ ubbi li nga xam mooy gaaru ceer yi ñun fekk na ñaari gaaru ceer ma fa bu mag ak bu ndaw muy garage bu mag bi ak garage Kaffrine préparé nañ leen jox leen 10 lave-mains yu mag ak ay gel hydroalcoolique boole ci ay carton eau de javel ay carton détergent mais aussi jox leen 4 thermoflash ak 200 masques par garage pour accompagner leen pour que ñoom it ñu mën a am mesures yi nga xamante ni ndigal yi nga xamante ni mooy yi kër docteur joxe par rapport ak ñi nga xamante ni noonu la war a demee. Monsieur le maire macha allah étape yi nga def noonu bari na tey jii situation épidémiologique bu dëkk bi rek des na benn étape. suñu 9e étape. waaw. mooy bi nga xamante ni aussi njiitu réew mi joxe na dogal pour génnee ndimbalu takku pour dimbali askan wi. voilà nous à notre niveau li nga xamante def nañ ko ci mooy jënd nañ 1200 sacs de riz ci première tranche bi pour séddale ko ñi nga xamante ni mooy artisans yi séddale ko ñi nga xamante ni ñooy les chauffeurs de transport urbain chauffeuru taxi chauffeuru Mbacké Touba yi chauffeuru Jakarta yi Baye Peel yi ak ñi nga xamante ni ñooy charretier yi ak ñi nga xamante ni ñooy bàjjenu gox yi ak ñi nga xam ne Croix-Rouge ak agents municipaux yi nga xamante ni dañuy nekk sur le terrain pour recouvrement ak ñi nga xamante ni préparé nañ leen ba wala ne livré à partir de lundi muy les photographes ak ñi nga xamante ni mooy le conseil communal de la jeunesse ndax ñoom it dafa am liggéey bu am solo bu ñu doon def ci liggéey ci mbas mi mooy dañ daan togg def ay sandwich di ko yóbbul ñi nga xamante ni dañoo wéradi Croix-Rouge aussi ñu boole leen ci parce que ñoom à chaque fois dañ naan teel a fajaru dañuy jóg à partir de 20 heures di liggéey ba fajar pour évacuer ñi nga xamante ni ñooy les malades et les ak famille yi nga xam ne dañu nekk enceinte ne ci jafe-jafe mais aussi ñi nga xamante ni bàjjenu gox yi ñoom doon nañ jàpp ci liggéey bi nga xamante ni ñoom it képp ko matu ñooy woo Croix-Rouge ñoo lay accompagner donc kon ñun ni liggéey bi tëdd daal ci gàttal dañoo teg programme bu dynamique boo xamante ni ñun dañoo jàpp ne à chaque fois que askan yu soxla rek war ñoo xaar kon nag programme bi ñu teg dañ ko adapté selon les besoins des populations durant la pandémie loolu nag moom mooy suñu warugar mais aussi toog au niveau local pour di dund ak ñoom jafe-jafe yi di ko bokk ak ñoom wax dëgg yàlla pour que incha allah ñu mën a ki li
mu jóge fi loolu nag liggéey porte na ay ne feebar bi duggoon fi mais boobu ba léegi génnaat na fi ba tey la ñuy wax nag am na benn cas contact mais ñuy continuer di sensibiliser. mais action yi gis yëpp nag am na beneen programme de sensibilisation bu ci teg muy ay spots publicitaires yu jàll ci rajo yi ak ay flyers yu ñuy jàllale mais aussi wàcc aussi ci jamono ñuy monter les comités de ciblage monter nañ 51 comités de ciblage dem nañ ci quartier yi waxtaan ak ñoom informer leen ci feebar bi wax leen li ci nekk ci ay danger ak niñ ko war a mën a moytu loolu daal ñuy foofu daal pour l'instant donc di préparer aussi d'ici 2 semaines ban étape la ñu war a tegaat donc pour vraiment bañ a tay benn yoon jàmmaarloog li nga xamante ni mooy doomu jàngoro ngir mu jóge. macha allah monsieur le maire plan de riposte bi moom am na solo situation épidémiologique bu Mbacké parce que proximité bi ak Touba parce que Mbacké ak Touba moom daanaka benn la xëttaloo na dem lente beeg dikkalante bi kenn mënu ko umpale alors te tey dafa mel ni que zone boobu ci zone yi nga xam ne moog Ndakaaru ñoo gën a affecté ci pandémie bi ci la bokk. waaw situation épidémiologique bi boo xoolee Mbacké ak Touba ñaari collectivité la. mais benn communauté la ndax dafa am lu ñu boole ci wàllu histoire am lu ñu boole ci wàllu géographie nga xam ne kon da nga naan Mbacké ni Touba ndax dañu mujj tàqaloo agglomération co-urbanisation loolu it moo tax bi ñu jëlee ay mesures pour tëj les marchés de Touba bàyyi les marchés de Mbacké da ngay gis ne waa Touba dañuy ñëw Mbacké bu ñu tëjee les marchés de Mbacké ubbi les marchés de Touba dañuy gis une migration vers Touba donc te benn communauté la ndax ñaari dëkk yëpp benn la taqaloo nañu te jaxasoo goo xamante ni mesures yi ñu fi jël rek dafa nekk des mesures collégiales yoo xamante ni da nga koy appliquer loo ñaari zone yi muy zone nag Touba di carrefour Touba Mbacké dafay carrefour ndax Dakar tax mën nga ne benn bunt la boo maîtriser entrée yi maîtriser na mais fii carrefour la fi ngay jaar ba dugg dafa bari fi ngay jaar ba génn dafa bari moo tax nag man it maa ngi gën a ñaax le ministre de la santé pour que mu veille davantage ci le cas de Mbacké ba li nga xamante ni war na ci wàllu taxawaay ak ci wàllu dooleel zone bi nga xamante ni mooy Mbacké Touba ci wàllu wér-gu-yaram ñu def ko ndax tamit ñi fi maa ngi sargal le préfet de Mbacké et les sous-préfets parce que ay jàmbaar lañu xeex bi ñu ci suba ngoon guddi bëccëg duñu taayal mais aussi maa ngi sargal aussi ñi nga xamante ni ñooy waa Kër Docteur ndax ñoom it guddi bëccëg suba ngoon noppalu ñu liggéey di def lépp luñu mën di sargal aussi Croix-Rouge ci intervention yi nga xamante ni ñu ko doon def mais aussi di sargal aussi population parce que it d'une part ñu neex a waxal lañu da yàlla ñuy góorgóorlu baax wante di réserver benn cant bu mag muy Sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou Mountakha ndax ci mbas mi amee rek dafay kilifa bu proactif li njëkk a def rek mooy wane ne yëf yi xeex la laaj jëf la laaj yëkkati 200 millions joxe ba pare yëkkati dund ñi ci doon confiné ñëpp ak ñi nekk isolement moo leen doon jox dund à travers service social bi nga xam ne moo nekk mbas ba pare tàyyiwul ci loolu di communiquer di yéen di leen ñedd di leen digal pour ñuy moytu pare jiital ci njaboot muy lu am solo loo xamante ni ñu ngi ko ci sant di ko gërëm ci turu population Mbacké ak Touba ndax jëf yi doon jëf yëpp pour dimbali ñu doon confiné ak ñi nga xam ne dañuy nekk ci jafe-jafe mooy ñu nekk Mbacké ak ñu nekk Touba. jërëjëf monsieur le maire jërëjëf monsieur le maire c'est dommage que ñu am tuuti temps pour waxtaan ak yow mais tënkal nga ñu fukki
étapes yi nga xam ni yëpp franchir nga ko pour xeex coronavirus bi ci sa commune ñuy ci profito également di nuyu le xalif général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaani tamit feebar bi di coronavirus jóge fi ak jàmm. kon Abdou Mbacké Ndao le maire de Mbacké la ñu nekkaloon. c'est dommage que mënuñu éplucher lépp parce que xam nañ ni c'est un homme d'action, un homme de social bu nga xam ni ba mu commencé di dimbali ci wàllu faj ak moyen loolu yàgg na boobu immigré la di dem di ñëw di jël ay ambulance di ko joxe bërki Demba Ndiaye rek am na ambulance bu nga xam ne joxe na ko te ba léegi mi ngi ci kon ñi ngi koy sant di ko gërëm ci liggéey bi nga xam ni mi ngi koy def jëmale ko ci wàllu wér-gu-yaramu askan bi jàngeen jëf ba altine ak jàmm ci beneen ànd xeex coronavirus.